mbokk yi jërë ngeen jëf face à Dakaractu tey dafa dem ci àll bi ñu ngi fii ci ferme agricole Serigne Thierno Seck Sadaga di bërëb bu nga xam ne honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga moom moo ko créé waaye dana wax ci wàllum politique addu it ci li nga xam ne moom la jublu ci fii nga xam ne lu ne la fi yar honorable député maa ngi lay nuyu. jërëjëf Mouhamadou Moustapha ñu ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. voilà may wax ne laataa ñu ñëw ci ferme bi ma leen fàttali ne ci biir image yi di ngeen gis ne fii dina fekk ay jësit dina fi gis ay baa dina fi gis ay mbonaat ay bukki ñu ngi fi ak yeneen i mala yu bëri bëri yu nga xam ne ay yeew ay mbaam àll ak yeneen i mala yu nga xam ne vraiment daanaka fu mel ni Touba da ngay jàpp ne doo ko fi gis waaye am na fii honorable dinañ ñëw ci loolu laaj bu njëkk bi ma lay laaj mooy gis na ne président Macky Sall yaa ngi ànd ak moom boobaak léegi yàgg na waaye bi ñu demee ci élection député yi daf la génne nga nekkoon député mu génne la ñu ñëw ci HCCT moom tànn ñeneen ñetti nit tànnu la léegi nag vraiment jot na ñu xam ndëgam président Macky Sall yéen ñaar da ngeen am réero wala lu mu doon. jërëjëf Mouhamadou Moustapha maa ngi nuyu président Macky Sall ci taxawaay bi di ko féliciter d'abord ci élection yi fi jaar ak taxawaayam mais di ko féliciter ci au conseil bi ni mu ko tànnee. macha allah amuñu ci benn jafe-jafe sama diggante mu amuñu réeroo. man président Macky Sall la bi may def may doon chargé de mission. boobu xaw ma woon turu chargé de mission nu mu tudd. moom moo ma jëlal boppam def ma chargé de mission ne ma nommé naa maa ngi fàttaliku jamono jooju. booba demagul sax présidence assemblée nationale. booba premier ministre la mu wax ma bi ma nga xam ne bu ma ko waxee dama koy laajaat. li nga ma fal léeg-léeg nit laaj ma wax nit ne ko nommé nañ ma mais mu Macky Sall nommé na la moom mais mu laaj ma lu mu la nommé ma fàtte tur wi woowaat ko téléphone ne ko loo ma nommé mu ne ma chargé de mission mu ne ma jëlal bi bind ko kon kooku maa ngi moom dañoo yàgg sama diggante ak moom romb na politique man dama koy jàppale taxaw ci peggam taxawu ko jàppale ko parce que loolooy sama wargal parce que foofu la féete ak man nga tey bu leen fàtte ne bi may def ci liste yi man dong nekk ma fi woon bi may dem ci liste yi man dong nekk mu dugal ma ci liste yi mais yemul ci liste yi bi ñu demee ci élection 2017 bi may renouveler daf maa renouveler boole ko ak responsabilité boo xam ne yéeme na parce que liste nationale la ma yóbbu def ma foo xam ne mën na maa jàll te loolu la def biñ dikkee ci élection yi muy élection législative yi bi mu amee ay jafe-jafe man ci palais de la République waxoon naa ne ko président Macky man ànduma ak yow ci ak pal ànduma yow ci ak président damaa ànd ak président Macky Sall man damay tooñ gars yi ne bokkuma APR man Macky Sall la kon maa ngi moom amuñu benn réeroo taxawaay bu rafet lañ def maa ngi félicité it ñi mu def ci au conseil bi kenn amul loo ci naan kii nangam macha allah foofu moom wax dëgg yàlla amuñu ci problème. kon daal yéen ñaar amu leen benn réeroo. non amuñu ko te duñ ko am. ndax man ci ginnaawam laa nekk man Macky Sall la wax dëgg yàlla gënuma ñi nga xam ne benn mandat lañ fa def ñu génn dem. mais nag président ak nguur moo demee noonu da lay soxla fii ba mu yàgg mu soxla la feneen ñun nag ci fu mu soxla rek moom lañ ciy déglu fu mu wax ñu xam ne fii la ñu soxla ñu ànd ak moom lañ. alors yow sa mandat député def nga ñaari mandat fale ci assemblée nationale. lan mooy sa bilan yow est-ce que li ñuy xaar ci député dëgg-dëgg bi nga fa nekkee doon nga ko def. waaw xam nga dama koy wax gaañu assemblée nationale damay dégg nit ñi di wax ne. ñun assemblée amuñu député yi defuñu li ñu war a def mais du dëgg parce que ñi koy wax dañoo xamul lan mooy ak député lu mu gàtt ñun suñu juróomi fukki at yi ñu fa def mais da ngay jël 2017 en 2022 lu mu gàtt def nañ fa 100 et quelques projets de loi yoo xam ne voté nañ ko fa. projet de loi yooyu amul benn projet de loi boo xam ne du njëriñul askan parce que tey bu ñu ne projet de loi màggalu Touba rek def nañ ko férié njëriñ la ci dëkk bi njëriñul muri la mais njëriñul julli di la mais njëriñul sax ñu doonul julli la mais projet de loi yi nga xam ne dañ ne tey kenn amul droit sàcc jur ku ko defati nangam lii dana la ci teg loolu projet de loi boo xam ne ci askan wi la jëm projet de loi boo xam ne dañoo wax ni léeg-léeg ñu am projet de loi yi ëpp solo mooy yi nga xam ne dañuy dem ba mu yàgg ñuy rectifier budget réew mi nga xam ne ay rectification lay doon ñu war a jël xaalisu réew mi loo xam ne dañ ko waroon def ci fonctionnement ñu dindi ko def ko ci investissement
loolu njariñ la ci ab dëkk. ak yeneen yoo xam ne gëm naa ne ay projet de loi yu bari yoo xam ne njariñul Touba la njariñul Sénégal la te loolu président Macky Sall def na ko. alors ñu bëri dañuy wax ne seen législature yéen mooy bi yées ci législature bi fi mas a jaar loolu nag bu ñu ko waxee day mel ni indexé nañu bépp député bu fa masoon nekk yow lan ngay tontu ci loolu est-ce que jàpp nga ni législature bi dara baaxu ci ak lan moo ci baaxul woon bu fekkee am na. non législatif bu baaxul amul. ñun suñu législatif bi ñu am jàpp naa ne assemblée bi ñu def mooy gën bi ñu jëm. oui lu tax parce que lu tax muy gën mooy assemblée bi ñu jëm assemblée bi ñu def ñun assemblée la boo xam ne projet de loi yi ñu fa jaarale. li ma ko waxee léegi projet de loi yu jëriñ réew mi la yi jëm ci pétrole yi jëm ci mine bi yi jëm ci nangam yi jëm ci yu bari dundu askan wi yi jëm ci projet de loi yoo xam ne li mi ngi jëm ci gone yi jigéen yi nga xam ne dañ leen doon violé di leen teg lu dul noona ak jigéen ñi mu dem ba projet de loi yooyu tegtal ne yii kat waratu fi am kon lu ñu def lu am solo la ba noppi ñaareel bi mooy liggéey bi ñu nekkoon ñun ñi fa nekkoon ñu ci ëpp ay nit lañ yoo xam ne bi ñu àndee ak pouvoir teewul nag président Macky Sall réew mi daf ko ñor mais ñu ëppoon ci nag ren nag dafay mel ne liñ ci am ëpp ñu fa lool mais liñ fa am majorité la mais taxul député yi ëppee ci assemblée bi nañ war a ëppee ba loolu tax na 80 députés yi nga xam ne dafa génn ci yeneen jàpp naa ne yooyu bu ñu moytuwul dana bokk ci ñi indil gàllankoor réew mi parce que seen yitte du defar réew mi seen yitte du taxawal réew mi seen yitte du xeexal réew mi seen yitte mooy xeex président Macky Sall te réew mi dafa war a passé xeex nit ku am jafe-jafe réew mi président Macky Sall dañ ko fi teg jël ko mu am mandat 5 ans nañ ko bàyyi mu def mandat 5 ans bu waree renouveler parce que loolu mooy warugar mais jël loo xam ne ay haine personnel la ñu di ko xeex ci ab dëkk loolu dafa jaaduwul ci am réew parce que fii réew mi toll mooy liñ doon gis ci yeneen réew yi ñag yi moom lañ gis ne moom la fi Ousmane Sonko indi ak nitam mooy xeex ay nit dindi ay nit di leen teg ay tuuma di leen teg ci lu dul dëgg loolu jëfi naa fekk la. alors ma fàttali ñu ngi ci face à Dakaractu honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga la ñu dalal sànq tudd nga benn baat muy renouveler boo wax ne président Macky Sall def na mandat bu 5 ans war a renouveler laataa may ñëw sax ci 2024 est-ce que li ngeen gis ci législative yi honorable député ci dóor yu métti yu leen dóor ci dëkk yu mag yi est-ce que nag fi mu toll nii président même bu amoon xalaat bi xanaa xalaat bi war naa jeex xalaat dem 2024. non xam nga àggaguñ foofu te li am solo mooy ay dóor amul boo jëlee élection yi. ni mu demee ñun bu doon élection présidentielle président Macky Sall day génn premier tour. amul luñ ci werante. muy benn ñaareel bi ci topp mooy bu dee ci assemblée majorité la ñu am bu wér beneen bi topp mooy li nit ñi fàtte te xamuñu ko loi Sénégal ni mu doxee président Macky Sall su demoon tey ndokk bi mu amul mais bu amoon ba nga xam ne ñoom gagné nañ législative bi. ñoom ñoo doon président assemblée nationale du tee président Macky Sall gouverner. parce que bu boobaa am na droit fal premier ministre am na droit it li ñu tuddee gouverner par ordonnance. am na ci droit. mais kon loolu yëpp kon amul luñ mën a gàllankoor président Macky Sall amul. mooy bi ma ko fiy nettali rek mooy jamono yoo xam ne dañ fa doon toj lakk ay ci jamonoy Adji Sarr ñuy lakk ay kër dama doon wax ne lakkuñu kër Macky Sall. lakkuñu kër jabaru Macky Sall lakkuñu kër doomu Macky Sall alalu réew mi la ñu lakk ak yenn kër yi nit yoo xam ne ñoom seen yoon newut ci loolu te loolu dafa war a jeex ci am réew. président Macky Sall li mu war a def ci gouverner mi dana ko def te kenn mënu ko yàq muy benn. deuxième bi nag mooy li ngay wax ñu dellu si ci mooy président Macky Sall dafa nekk ci mandat 5 ans dana renouveler wala du renouveler loolu loi la te dégg naa ci ay jamono. ki ñuy wax Barthélémy Dias mu ne président Macky Sall am na droit laaj beneen mandat. te ci moom laa ko dégg te bi ma ko déggee ci moom gëm naa ne lu am la parce que sa noonu bu waxee ci yow lu dul noonu jàpp naa ne lu am la te moom laa ko dégg kon loolu moo tax ma jàpp ne président Macky Sall bu ci àggee bu ko waxee ñun suñu warugar pas ay ndomba tànk yeneen ñun dañuy jóg pour jàpp ca ñun fi président Macky Sall jëm lañu jëm. mais nag ci ginnaaw moom dama koy wax gaañ ñi bi ma agsi sama accident bi. président Macky Sall jóge na këram ñëw ba sama kër seet si ma. mais ma di ko ci sant di ko gërëm mu taxaw ma ba ma wér ba ma mën a wér ba àgg fii. ba mën a dem ak sama bopp maa ngi ko ci sant di sant sëñ Mountakha ci loolu. mais nag ñàkk wér gi taxoon na yu bari mënu ma ko woon. mais actuellement nii nag
mën naa ko te fas naa yéene jàppale ko taxawu ci ginnaawam. actuellement nii jigéeni Touba yi ñu ngi def formation fii may waxe yow nii. lu mat 200 personnes ñu ngi leen di former. premier site jàppale ñu ci ay frigo ak yeneen ñu ko jox jigéen ñi pour ñu gën a taxaw ñu ngi ci sant Fatou Diané ci taxawaay boobu parce que taxaw na ci suñu pegg parce que taxaw na ci pegg président parce que xam nañ ne président Macky Sall la jàpp gis nañ ne président ñu ngi koy wax ne ko lu mu ko defal doyul parce que mi ngi ñuy jàppale ci Touba. ak ministre de la famille jàppale nañ ci côté boobu ci taxaw yooyu mais nag loolu li ci war mooy président Macky Sall gën a xool kilif ñi nga xam ne daf leen a jël nommé leen jox leen ay responsabilités nga xam ne dañoo yor loo xam ne mën nañ cee dimbali nit ñi ñu continuer pour jàppale nit ñi parce que parti bi ñu am suñu problème mooy solidarité moo ci des moo ci amul. ñu ngi ñaan président Macky Sall moo wax ak gars ñi gën a solidarité gën a taxawu gën a jàppale nit ñi gën leen a jege tey nag buñ falee ay ministre ak i directeur ñu doon ñoo xam ne dinañ ubbi seen téléphone yi parce que lu am solo la ñuy ubbi seen téléphone yi parce que mënut a ñàkk ñu ubbi seen téléphone yi. di wax ak nit ñi di jëflanteeg nit ñi di xam ci lu ñu nekk loolu day tax président Macky Sall nit ñi gën koo gën a jege gën a taxaw parce que loolu moo ko mën a jàppale. alors bëgg naan wax ci dana waxtaan tuuti ci defetu bi ngeen am Touba mais da nga tudd Ousmane Sonko ma gis ne Farba Ngom jamono ji génn na di wax ne dañ ko war a àtte digganteem ak Adji Sarr est-ce que loolu nekkul provocation ci ku nga xam ne nee na candidat la 2024. non du provocation Farba Ngom maa ngi koy félicité parce que ci Sénégal ak ci jàppale président li ma gis muy def. gis naa ne bu doonoon ministre wala mu doonoon directeur yàlla xam na ne parti bi danañ am jàmm bu amoon yenn doole yi parce que du ma wax ne sequt ak man ci loolu musuma ko lekkal ñaari dërëm musuma recevoir musuñu toog musuma ko musu am lu dul assemblée bi ñuy daje wala ñu daje ci yenn milieu mais taxawaay bi ma gis muy taxawu président Macky Sall loolu moo war a doon responsabilité képp ku mën dara parce que dama koo gis kenn nettaliwu ma kon loolu mu wax noonu ne Ousmane Sonko dañ ko war a àtt digganteem ak Adji Sarr lu wér la te loolu lu ñu war a taxaw la parce que état de droit la ñu ne mënuñu taxaw mu def lu ko neex ay nit faatu ci ba pare mu ne du ko leeral chaque jour gis nga fi nii dama ko doon wax gars yi moom bëggutoon sax élection yi jeex parce que dafa bëggoon ñu continuer ci coowal élection yi parce que xam na ne élection yi bu jeexee mën na dem ba ñu àtt digganteem ak Adji Sarr te loolu dafa jot ñu taxawu ko mu leer askan wi parce que lim ci wax lépp dara du ci dëgg ñun loolu dañ ci ànd tam lu mu jar ak lu mu taxaw ñun de danañ ci jóg wax ci def ci ba nga xam ne loolu nañ ko àtti. d'accord léegi mel na ni Ousmane Sonko moom leer na ni yóbbu na seen fit yéen waa benn. non man yóbbuwul suñu fit de yóbbu ko parce que Ousmane Sonko en réalité du yóbbu fitu kenn. parce que waaye bu fekkee élection locale législative yi moo Yewwi ak Wallu ñoo ànd. bu Abdoulaye Wade demutoon ànd ak ñoom li ñu am duñ ko am surtout Abdoulaye Wade bu ñëwutoon Sénégal li ñu am duñ ko am loolu ñëpp ko xam kon loolu ñun amuñ ci problème. tey nag mi ngi suñu kanam. yàgg na fii ay élection am kenn ñëw ak force mais après bu dellusee dana xam ne jaru ko day wàññeeku. ok yóbbul seen fit mais terewul c'est vrai que wàllu moo nekkoon. Touba non bul fàtte ne président Macky ñoom jigéen lañ doon xeexal de muy Mimi Touré xeexuñu woon ak Macky Sall de jigéen lañ doon xeexal Mimi Touré. Mimi Touré moo am 46% Mimi Touré moo ko am. bu président Macky Sall ñëwoon tey li Mimi bul fàtte ne élection 2017. élection 2017 47% 48% la jam kon 2 rek moo ci wàññeeku parce que boobu ñu ngi am 32 députés bii ñu am 25 députés moo indi woon 37% yi 47% yi 48 moo indi woon loolu tey jii nag boo xoolee li ñu wàññeeku bariwul te ñoom ñëpp dañu kii te jigéen lañ jàkk te bu président Macky Sall dugg ci te gëm nañ ne bi ñu ko defee élection 2017 bi ñu demee élection présidentielle président Macky Sall bi mu jógee lu mu gàtt am na 68%. kon président Macky Sall gëm naa ne 68% yi ba tey moo ko moom. d'accord léegi comprendre naa bu baax li nga bëgg wax foofu waaye teewul c'est vrai que yéen gis naa sax sëñ Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mel ni kuy wax ne ndamu wàllu bi Ablaye Wade tax bëgg cee génn Sonko waaye ñëpp xam na ne Sonko tax vraiment wàllu gagné leen. fii ci Touba non fii il faut ñu waxante dëgg. fii président Macky Sall il faut ñu waxante dëgg loolu taxul ñu am problème. loolu taxu ko bul fàtte ne fii ñun biñ fiy nekk ak. président Cissé Lo maa ngi koy nuyu boo xoolee élection législative élection locale 2014 24000 la ñu amoon te booba sax ñun ànduñu ci woon mais booba waa APR 24000 la APR am bi ñu demee élection référendum ñu am 25000 référendum ak li ñu nit ñi xeex 25000 la ñu am bi ñu demee législative yi bële passé ñu am 27000. yéen daal par 1000. non dama lay expliquer. tey ñu am 26000 tey ñu am 27000.
kon li ngay jàpp ci APR mooy li fi nekk nii mooy votant APR la. président Macky Sall xam nga lu mu war a xool. ñii ñëw luñ ko indi. ñii ñëw loolu mooy importance bi. mën nga leen tudd sëñ Fallou Mbacké. non du ma wax kenn non sëñ Fallou non mais li ma bëgg expliquer mooy. ñii ñëw luñ indi. loolu mooy importance bi. moo xam Séné moo xam non utuma kenn dama ne ñii ñëw luñ indi. parce que ñun bi ñu fi nekk ñun waa APR 26000 yi la ñu am man ak président Cissé Lo Matar Diop ñeneen ñi fi nekkoon ba ci Cheikh Abdou ci 2017 nangam mais il faut ñu waxante dëgg am nañ 26000 27000 lañ doon am 27000 lañ am élection législative yi passé 2017. waaw kon ñun. électoralu APR la li fi am nii électoralu APR moom moo ko ma Samba moom ko APR ñoo ko moom. mais honorable léegi nag bi ñu demee. indiwul dara waaye yéen yokku leen. boo demee waaw mais paye boo mais li ñu am téye nañ ko. kon dama jàpp ne président Macky Sall li nga xam ne moom la parti bi war a dox. mooy liñ fi am ñun nga xam ne suñuy nit lañ waa APR lañ. nga xam ne Macky Sall lañ duñ ma Samba duñ ma Demba. nañu jël ñooñu ñu gën leen a dooleel gën leen a jàppale parce que loolu laa jàpp ne bu ñu ko defee dana gën a taxaw. parce que nañu jël responsable APR yi fi nekk bu ñu nommé ministre nañ nommé ci ñi nga xam ne au moins ay APR authentique lañ. mooy waa APR yi nga xam ne APR lañ mais bu ñu jëlee leetee nit indi luñu rek chaque jour mën na indi jéyee. ñoom loolu moom ñu ngi koy ñaan. parce que dal nañu ci ay poste ministre yu bari ay poste direction yoo xam ne ñi ñu ko joxoon bokkuñu woon xëy na xamuñu woon APR dëgg-dëgg mais amuluñu woon njariñ ñun. d'accord mais kon li ñuy ñaan rek. man mënuma ko doon. mais directeur Khadim Sylla mi ngi fi Ami Mbacké Das mi ngi fi. APR la te it APR la ndaka jekk nga dem jël même Cheikh Abdou aw ba ci problème ñooñu nga xam ne ay APR lañ nga xam ne jàng nañ mën nañ ko nañ leen jox. ñun ñi nga xam ne ku mel ne man ak Matar Diop ak ay ñeneen nga xam ne mënuñu nekk foofu comme ni mu ko defee nu mu tudd Alla Sylla parce que loolu fierté la. Alla Sylla li mu daj ci APR ñu ñëw ñu joxal ñu ko postu fierté la ci ñun nga dem mbaytin fierté la. léegi honorable benn question bu ndaw laataa ñuy dem ci deuxième partie bi ndax 5 minutes moo dese ñu ngi ci mbënn mu méttee métti fii ci Touba. am na gune sax gu faatu wax dëgg yàlla ñu ngi jaale waa këram mais dañu gis ne avant ngeen di am défaite bu métti bii nii. bu daan bënn da ngeen di yéen wàcc ci terrain bi wut ay pompe ak yu mel noonu waaye nag wax dëgg yàlla da leen a gagné rek ku ne jàpp njàmbaram gisuma fi kenn man. non man Abdou Lahad. assainissement Touba maa ko yoroon. mais léegi yorotuma ko. léegi dañ ma dénk action maire la ñu dénk ma chargé ma élevage ak agriculture. loolu dañ ko dénk ñeneen moo waral man daka jekk biñ ma ci génnee ci loolu yorotuma ko dama ci tey parce que bëgguma dem. ci nit fi mu nekk ma di ci dugg. parce que di ko seene loolu du ma gënal. parce que ni ko waa Touba di waxee Lat Seck xam na inondation xam na ko. bu ma ci duggee rek danaa indi jiyee. kon nag maa ngi jaalewaale ñi nga xam ne seen njaboot dañ cee faatu ak ku mu doon di leen massawu mais loolu nag li ma gis président Macky Sall def ko démb ministre intérieur ñëw barki démb Touba indi fi ay camions yu doy. wax dëgg yàlla te ak li président Macky Sall def ci assainissement Touba loolu moom il faut ñu féliciter ko. taxaw ni ci assainissement Touba fu bëree bëri foo xam ne boo demee ñaari étage da nga gis sëñ Saliou sax otoom. kii na foofu nuur na foofu ci am ndox. te loo xam ne lu metti d'accord léegi nu dugg ci ferme agricole bi c'est vrai que yaa ngi wax plan Orsec mais plan Orsec moom mel na ni fii ci Touba amul fu njëriñ moom. ndax non commencé na koñ boo dugg Touba mu ngi taa. non commencé na ndox moo ne gis nga ndox yàlla mii. plan Orsec moom échoué na tàmbaleegul léegi honorable député ñu ngi ci ferme agricole Serigne Thierno Seck Sadaga mën nañu xam fii lan moo fi ak lu tax yow nga taxawal lu mel nii. waaw jërëjëf damay wax ne fii mooy ferme agricole Serigne Thierno Seck Sadaga mais ferme bi day dox ci ñett ba ñeenti affaire ba ëpp ko na ko sax li ci njëkk lu ëpp solo mooy daara alxuraan lañ fi def joo xam ne lu mat 30 et quelques personnes ñoo fi nekk seen dramé mais mooy jàngale ñoo xam ne ñoom ñëpp mën naa la wax ne ñi ma 30 yëpp xaw ma seen ndey xaw ma seen baay dama koy def ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ma jàpp ne dëkk bi dëkku daara la ma jàpp ne war naa cee jàppale sëriñ bi ci wàllu googu ak en tant que doomu soxna ma jóg pour def ko ci ndigalul sëriñ Saliou ak samay waajur parce que sama waajur mooy sëñ Modou Seck mooy sama xalifa bu baay moo ma joxoon ndigal ma sanj ko ma dem sëñ Saliou jox ma ndigal na ma demal sëñ Touba daara la fekk loolu waroon ma ñëw taxawu ko nekk fi di liggéey loolu nag mooy daara ji amaan na leneen yu ñu def mooy dañuy bay gerte bay dugub bay mboq ak yeneen mais yemuñu ci loolu ba noppi dañuy def pisciculture fii ñu nekk ni gis nga ko ci affaire pisciculture dañuy def ñaari xeeti jën ba ñett am na fi ay jën yoo xam ne actuellement boo leen peese ñu ngi doon ay 3 kilos et quelque benn jën da nga ko gis ci kanam
day gis benn jën 2 kilos 500 nangam yoolu ay yas lañ ak xëyneen xeer am na bi 3 kilos bi birig la tudd birig bilig moom wax dëgg yàlla macha allah yooyu dafee bariwul yemuñ ci loolu ñu ngi def mbayu noor bay basante ak yemuñ ci ay yeneen yemuñ ci dañuy def fruitier mango limon yemuñ ci loolu dañ fi yar ay yamb di defar lem dañuy defar lem di yar ay autrice loolu mooy yeneen ñu créé fi benn zoo boo xam ne dañoo dem wuti autorisation ci ministère environnement mu jox ñu autorisation boo xam ne am nañ droit def zoo bi dañuy yar autrice ay bukki am na fi mbaam àll jësit ay yeew ak ay yeneen rab yoo xam ne yu yéeme la ak même ay gileem yu ñu war sax am na fi parce que ñu ngi préparé ci kanam ñu ubbi ko mu doon loo xam ne ci Sénégal ci Touba jàppale ko ci sëñ Mountakha ci université bi parce que dañoo jàpp ne bu ñu ubbi université Touba war na am lu foo xam ne xale yi bu ñu génnee rek war nañu mën a dem foofu ñu bañ di génn dëkk bi parce que jàpp nañ ne bu ñu nee fii ñuy def visite ak ñi xale yi nga xam ne dañuy jàng ci wàllu agriculture mën nañ ko defee fii ñi jàng ci wàllu environnement mën nañ ko fi defee ñi jàng ci yeneen mën nañ ko fi defee dañ ko lii ci ab pàcc la ci université bi moo tax bi ma demee si Mountakha wax ko dana ma baaxuk sëñ Touba moo la ko may waaye du sa xel mais nag fii li nga gis ñu fi def yëpp amu fi dara loo xam ne dañoo am koo xam ne moo ñu jox xalaatam li fi nekk lépp suñu xalaat la ñoo ko def. alors pour jeexal émission bi sànq maa ngi lay tooñ da nga fi yar ay xar waaye yar fi ay bukki ba bukki duñ lekk xar yi. déedéet dañ leen programme dañuy yar xar dañuy sàmm dañuy sàmm xar sàmm nag am nañu xeeti bëy ay races yoo xam ne dañ ko jëlee bitim réew. damay tooñ gaa am nañ fi ay xar bëy yoo xam ne bëyu 3 millions juddoo ci bëyu 35 000. xam nga loolu lu yéeme la. ba noppi gaz bi ñu toggee ci neefere nag yi ci lañ koy wutee. yooyu yëpp ay taxawaay la yu ñu fi def yoo xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu di ko taxaw ngir Touba gone yu bari di ci liggéey jël nañ ay nit yu bari ñu ngi ciy liggéey fii. wax dëgg yàlla macha allah jàpp naa ne taxawaay bi ñu taxaw ak taxaw ci peggu Touba bu fekkoon ne 1960 ba tey li ñu fal ci ay député def nañ lii ma def. Touba dana avancé mais nag ñu bari dañ la du ay député kese parce que li am solo mooy. investir ci dëkk bi nga dëkk dafa am solo mais ñu bari dañoo dem ci yeneen dëkk yi ñu dëkkul ñu dem investir fa te loolu dafa jaaduwul nañu ñëw Touba ñu investir maa ngi woo doomu Touba ñu ñëw Touba ñu investir seen alal. parce que am nañ suuf mais bu ñu ragal ñu naan leen dem leen ci yeneen dëkk yi ñuy dem ci ay Mbuur dem ay Thiès yeneen dëkk ay Joal yeneen dafa wut ay tool di investir nañ ñëw ci seen tool yi ñu investir parce que am nañ suuf loolu moom maa ngi koy ñaan doomu Touba yëpp. ñu arrêté dem ci àll bi dafa investir nañ tuub investir suñu dëkk. investir bi li muy jur. mooy li sëñ Touba ñaanoon ci Matlabul Fawzayni ku ne boo ñëwee ci dëkk bi nga investir dana feeñ. parce que man tey lu mu ñaanoon bu dee jën bokk na ci rek indi naa ko bu dee autrice bokk na ci rek indi naa ko bu dee bukki bokkoon na ci rek indi naa ko bu dee mbaam àll bokkoon na ci indi naa ko bu dee leneen bokkoon na ci indi naa ko te li ëpp solo mooy tey fii 1974. fii dafa amoon ay mbaam àll am ay bukki mais. amoon ay autrice 1974 jëm kaw amoon na fi ci àll bi mais tey dëkkin wi ak kii bi tax na amatuñ fi boo ko doon wër da ngay daw ay 200 kilomètres doog ak fu mbaam àll nekk. D'accord mais fexe nañ ba di ko indiwaat lu yéeme am ay mbaam yoo xam ne mën nañu dund sax ak nit ñi di jaxasoo ñoom di dem ak ñoom. honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga face à Dakaractu ngi lay sant. jërëjëf maa ngi lay sant di sant waa Dakaractu yëpp ci seen taxawaay parce que gis nañ ne man damay tooñ gaa ñi Dakaractu man mooy sama. site média parce que lu tax dama seetlu ci ñoom bu ma déggee sax dara ñu waxu ci Sénégal wala nit woo wax ma ne ma dara am na Dakaractu laay dem ubbi bu ma ko fa gisul rek pour man amul mais bu ma gisee an parce que li tax ma wax loolu mooy damay gis ne te loolu maa ngi leen di wax ngeen gën cee góorgóorlu parce que dama gis ne lépp lu ngeen wax rek da ngeen koy teg fu leer amul loo xam ne dañ ngeen di naan kii ko wax wala non lu ngeen wax rek lu leer loolu moom na ngeen ci koon parce que luy jariñ réew mi la parce que loolu mooy taxaw Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi di sant it mboolem ñi jàppale ci tool bi ak ku mu doon. jërëjëf face à Dakaractu ci loon fii ci Daaru Salaam Polle di benn dëkk bu nekk ginnaaw Touba defe naa diggante ma Touba juróom-ñaari kilomètres la kon décor bi xaw na changé. mais yaa ngi koy wàññi de 13 kilomètres. 13 kilomètres la fukki kilomètres ak ñett. comme jumaa ji ci image yi kon ay. rabu àll yu doy waar yu nga xam ne xëy na daawuñu ko gis fu mel ni dëkk bu mel ni Touba nu àndoon ceeg Seydina Ousmane Sarr ak Serigne Mbacke Fall Mamadou Moustapha Mbaye moo leen ko doon présenté di leen ñaanal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah